li ci gën a fës Touba tàmbalee dalal mbooloo ngir màggal gi am alxamis Idrissa Seck wax fa dem tey ji ci ngoon journal du màggal xibaaru màggal gi di ñu koy door naka tey ji ci RFM gannaaw yi xibaar lay doon mbirum immeuble bi daanu démb foofu sax sa Touba sous-préfet bu Ndaam di naqarlu ni maire yi ak waa urbanisme di joxe autorisation de construire yi may nit ñi ñu tabax coow laa ngi wéy ci mbirum 94 milliards Ousmane Sonko jiñ Mamour Diallo ne da koo lubal njiitu commission bi ñu ci taxawaloon ci assemblée nationale di sàkku à proposition de loi ngir forcer nit ñi wuy ji commission bi wala yoon teg leen ni daan Cheikh Seck doonoon tey gànn ko grand jury gannaaw gisee Abdoulaye Wade ak Macky Sall démb ay woy politique fare ci nguur gi ak kujje gi di koy rafetlu ñu ci mel ni waa front de résistance ndaxte ne day indi jàmm ci réew mi teewul nag waa aax li ñu bokk ñoom taxaw temb ngir wéyal xeex bi ñu sumb ngir leeraange ci moomal réew mi ñeneen ñu gis itam démb di Khalifa Sall ak Idrissa Seck maire Dakar bi woon gërëm njiitu parti bi di réew mi ca taxaw gi mu ko taxaw bi mu nekk woon ci xat-xat tàggat yaram football Sénégal di jéem a foqati coupe IFOA ci loxo yi waa Ghana ñaari équipe di daje tey ji ci ngoon ci finalu coupe IFOA ca Stade Lat Dior bu Thiès lay doon ci ngoon gi mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne sunu leen ci ay farafet. El Hadj Ndiogou Diène Abdou Thiam moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi dañ koy door ak xibaar bi ñu leen fi yegge woon jëm ci wàllum nag benn immeuble bu daanu démb ca Touba 28 nekk ca Touba muy immeuble ñetti étage bu daanu naka noonu tam immeuble bi nekk ci wet gi loolu nag ki nga xam te ne mooy sous-préfet bu Ndaam mu ngi koy naqaru ne nag li ko waral mooy nit ñi dañ dul sàmmonteeg sart yi ci wàllum tabax ñu ci joxoñ sax mooy maire yi ak waa urbanisme yi joxe kayit yi may nit ñu mën a tabax ñu déglu ko moom Mansour Diallo ci micro Daouda Diouf. matuwaay bi moo di ñu fexe quand même ba ñëpp tegu ci yoon bi mooy lan tabax dafa am yoon bu ñu koy jaarale yoon bi moo di mairie dafa war a joxe autorisation bi. parce que xam nga loo tabax ba mu taxaw ba ne copp taxaw di nga koy yëkkati ba sa kaw waxuma sa njaboot bu nekk ci kaw di fa dëkk ëllëg dugal nga leen ci rapide Samba Lawbe waaye population bi ci boppam. danger la sa construction boobu day nekk un danger public bu jaarul yoon. mais est-ce que ñu ngi respecté loolu jaar mairie bi yeeg surtout ak urbanisme. si yooyu nag la ñu war a liggéey moom laa doon wax ni Sénégal ak loi yi dañ koy taxaw tegal ko de mais appliqué toujours mooy problème te loi nag soo ko appliqué wul day mujj dee moo tax lii ñu dal démb ñëpp tiit nañ mais dañuy sant yàlla tamit delloo lépp si yàlla. ndaxte suñu bàyyi woon ci li amoon fii ak àllarba wala talaata fekk nit yi taalibe sëñ Touba yi ñëw dugg ci dëkk bi ñëw di ziyaari ci di màggal ci lii ñu ne ay bakkan kii na fi te foofu dégg naa ni lu fay dugg ci ay kii dégg naa sax ay nit dañu jóge gànnaar sax di fa dal imagine loolu nag bu fa daloon nag ñooñu ñëpp nag mu nekkoon ñu fi xanaa beneen batalo Joola te fii si Touba dëkk sang bu tedd bi mais Touba nag waaye dañ see war a def taxaw seetlu tamit parce que alerte la di kàddu yi Mansour Diallo di sous-préfet bu Ndaam ca Touba foofa sax ci Touba ni nga waxee ñi ngi waajal xew-xew bu mag bi di màggal gi war a am nag alxamis tax sax ba jamono ji ñi di taalibe yi tàmbali di wutali dëkk bu tedd ba ngi fekkee xew-xew bi naka noonu tam kilifa yi way politique yi Idrissa Seck jiite parti Rewmi moom nag ñu ngi koy xaar foofu la ca Touba mu war a dem ziyaara ji xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké immeuble boobu daanu ca Touba jamono joo xam te ne ñi ngi màggal tey jii bés bi nu jagleel wàllum faggu lépp luy jëye ci loolu nag ca Ndar ñu nemmeeku ne nag li nga xam te ni mooy géej gi solo na leen lool te nag mën na fa juri jafe-jafe ndaxte waa Guet Ndar ak waa Langue de Barbarie ñoom nelawutuñu bay xandoor ndax géej gi avancé saa su ne mairie ba nag la jël na ci matuwaay ngir nag daal di xeex lii des raisons côtières maanaam géej gi di avancé ngir di nangu kër ya Nabi Sila Langue de Barbarie nekk ci peggu géej gi tax yenn ci ay kër daanu woon fa bàyyi nit jóge ci bërëb bile ñu dëkk leen ci ay tente tey ñu yóbbu leen ci jugóob jafe-jafe ju ni mel bàyyiwul sax njàng mi ci bërëb bile. école EFI bi nga fiy gis ak Youssou Ndiaye du Abbé Boila yooyu yëpp daanaka ñu ngi ci taatu géej boo demee Gendar Cheikhou Touré moom benn partie ba daanu na Ablaye Mbengue xaali kenn waxatu ko ce qui veut dire que actuellement nii dañu obligé jël élèves yi tas leen et toutes les écoles yi ne fi Langue de Barbarie yi te jege géej yëpp dañu menacé wu bon ça veut dire que ni même njàngum xale yi dafa am ay risques. Moussa Fall dëkk ci Ndar Tuut di ñu xamal ay mbokkam am nañu desoon ci géej gi gannaaw ba seen kër daanoo boobu ba léegi ñoo ngi ci bërëb bile. bi géej gi defee noonu ñu ñàkk si suñu ay mbokk di ñaan yàlla na leen yàlla xare àjjana suuf woyof seen kaw ñooñu dañu obligé waat ñoo nga delluwaat sa kër ga
dañ ko sax mujj defaraat dëkk fa malgré que óoru ñenn ñi ñu ngi ci kër maam bii nu nekkoon ñenn ñi ñëwoon fa ñu dëkk toog di xaar yàlla. am na ñeneen ñi xam ni comme fii nu taxaw nii di wax seen kër yi mi ngi sëpp miir bi c'est à 0 mètre de la mer ni géej gi sëkke nii moo tax nekku na en danger mais bu géej gi di rëkk fii kenn du fi toog. gouvernement bu Sénégal am programme bu toll lu ëpp 100 milliards ci suñuy xaalis def ko ci bërëb bile Mansour Faye doon ko xamle gannaaw ba mu firndeelee njëriñ lu projet bu ni mel am ci askan wi lee. di dox ci seet yan jéego yi ñu ci mën a def ci wàllum protection ci wàllum aussi déplacer nit ñi parce que am na ñoo xam ne il faut ñu déplacer leen ñu nekk ci taatu géej gi sur un rayon donc de 3 kilomètres 500 largeur 20 mètres ñu mën leen déplacer wutal leen fu ñu leen di dalal tabax leen ay kër ñu mën faa dëkk bande boobu ñu dégagé ñu protéger ko def ay investissement yoo xam ni ay infrastructures yoo xam ni dana téye géej gi. Banque mondiale 30 milliards lay joxe France xamagul lu muy joxe président Macron dana ko wax Sénégal defagum na ci à peu près 4 milliards. tey ay jéego doon lu ñu def ci ay nit ñu dëkk jugoo ba léegi mu des te askan wi bëgg lool ba am ci fànn wile ndax nag ñu mën a sowe seen bakkan rawatina seen liggéey ak njàngum gone yi RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. ak RFM kumpa jeex na. 1h tegal juróom-benn minute way ci xibaar yi wax ci leneen di coowal 94 milliards juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent yi député Ousmane Sonko jiñ directeur de domaine bi woon Mamour Diallo ne da ko lubal taxawoon ba assemblée nationale taxawaloon ci nag commission d'enquête ngir saytu mbir moomu ca mujjantal ga nag ñu daal di setal kii di Mamour Diallo ci mbir moomu waaye coow li nag jeexagul ki nga xam te ne moo jiite commission boobu di Cheikh Seck di ñaawlu li nga xam te ne Ousmane Sonko dafa lankoon ne du leen wuy ji ñoom commission d'enquête bi tax sa li mu xalaat mooy ab proposition de loi bu jëm nag ci nit koo xamante ne commission d'enquête da ko soxla ci assemblée nationale mu wuy ji lu ko may yoon mën na ko cee tegi daal moom tamit ñaawlu na ni doyen des juges doxalee ci mbir mi ñu ne ëllëg la ñu ci càmbar mbir mi ci assemblée mu daal di déglu kii di Ousmane Sonko nee na jamono jooju du woon jamono ji war ngir déglu Ousmane Sonko ci mbir mi Cheikh Seck njiitu commission boobu moo doonoon tey gann ko Babacar Fall ci grand jury Barthélémy Ngom. dogal gi doyen des juges Samba Sall jël ngir déglu njiital Pastef Ousmane Sonko ci ay tuumaawam jëmee ci Mamour Diallo fekk ay waxtu dong nga desoon ngir assemblée bi ubbi ab plénière am jëmee ci birum 94 milliards yi ki nga xamante ni moo di Cheikh Seck di njiital commission googule ne àndu ci nee na moment bi baaxul woon. déglu nañu procureur bi nga xamee ne wax nañ ko ci dossier bi mu ni du ma ci dugg tant que assemblée nationale parewul rôlam liggéeyam c'est sage c'est respectueux de la séparation des pouvoirs ndax dafa am pouvoir exécutif muy gouvernement bi ak président de la république am pouvoir législatif muy ndawi réew mi am pouvoir judiciaire muy attekat yi ak ndawi yoon yi donc ndawal yoon woowu war naa respecter ñi nga xam ne ñooy wote loi yi di ko jox mu di ko appliquer kon su fekkente ne dañu créer commission d'enquête mu liggéey juróom benn weer ba pare ba def rapport am ba mu pare ba jàpp bis bi nga xam ne ci la war a def plénière am nga xaar bañ ni suba la ngay convoqué dama ni su ma nekkoon place am man du ma ko def ci ñàkk a respecter assemblée nationale warul benn nitu réew mi ndax au nom de la séparation des pouvoirs bàyyi woon benn fan wala ñaar ba lii jàll mu doog a woote pour man moo gënoon. moom député bi ci liggéey bi nga xamante ni commission bi def na ko ci mbirum 94 milliards yi ne yàllaa ko tax di wax xamul kenn koo xamante ni influencé nga seen liggéey maanaam daal dañ ko def ci seen coobare bopp Cheikh Seck wëlbatiku nag ñaawlu dogal gi Ousmane Sonko jël bañ a dem wuyu ji commission boobule loolaa tax sax mu ne mu ngi xalaat benn proposition de loi su ko defee ñu régler problème bi. bi ñu wootee amuñu benn outil juridique boo xam ne mën na permettre ñu wax nit ki par force dana wuyu si donc il faut que aussi ay textes day évoluer moo tax ma ne man de bokk naa ci ñi xalaat ne war nañu def proposition de loi pour que képp koo xam ni sénégalais nga commission d'enquête bu mu mën di doon sur question bu mu mën di doon woo la pour nga joxe ay leeral ci question yi ya ko tax a jóg war nga wuyu si par force soo ko defut war nañ boole force mu jël si la nga wuyu si war nga coopérer ak commission ba wala war nga am ay sanctions pénales yu dal ci sa dodd. ci geneen wàll nag moom Cheikh Seck di ab responsable socialiste ne poste ministériel bi nga xamante ni moom la Aminata Mbengue Ndiaye yore woon ci gouvernement bi waa parti socialiste ñoom ñoo ko war a jël bu dee Aminata dëggal nañu ne dafay dem wuutu kii ji Ousmane Tanor Dieng ci bopp Haut Conseil des collectivités territoriales wuutu fa nag Ousmane Tanor Dieng mi fa newoon te yàlla moom ko ci jamono ji. Barthélémy Ngom ñu fàttali nekkoon Cheikh Seck moo doonoon ganuk grand jury seen
émission Grand Jury ngeen àndoon ci ak Babacar Fall ngeen mën ko dégluwaat tey ji ci bu 22h jotee keneen ku nekk assemblée ci àddu ci coow lool di Lelo di 5e vice-président assemblée nationale nekk tam neex bu Taïba Ndiaye moom nag nee na Ousmane Sonko li mu wax dara amu ci 7 milliards rek la trésor génne ngir fay ki nga xamante ne moo jënd titre foncier boobule moom Lelo yëkkati yooyu lay kaddu ba mu doon jox ay fourniture ay élèves yu dëkk foofa ca Taïba Ndiaye ga mu nekk maire ba léegi ci coow loolu ak kaddu yi Cheikh Oumar Sy ne woon fii député ci assemblée nationale moom nag nee na assemblée nationale kon mbir mi léegi li mu ci waroon def na ko li des léegi mooy yoon leeral mbir yi ñu xam fu dëgg feetee ci mbirum 94 milliards yooyu Cheikh Oumar Sy doonoon kenn ci gànnu Binta Diallo ci seen émission Rewmi Ménage. li ñu mën a jàpp tey mooy déggoon nañ fi commission d'enquête parlementaire bi nga xam ne tegoon nañ ko kooku def na liggéeyam mën nañu ne naam li mu def baax na wala baaxul loolu mbir bi foofu la mën a yem déposé nañu seen rapport assemblée nationale foofu léegi buntu bi tëju na foofu li des ba des mooy léegi dossier bi jébbal nañ ko justice da doon xaar assemblée nationale pare procureur léegi dafa am devoir éclairer sénégalais yi jël dossier bi moom ci boppam ubbi ko def enquête ne naam ndaxam lii assemblée nationale wax dëgg la wala du dëgg. Honorable député Sonko nee na ne moom déposé woon na plainte ci procureur donc c'est l'occasion procureur war a ubbi dossier bi Mamour Diallo tamit bu nekkee moom li ñu ko wax am na wala amul te xam na ne li ñu ko wax ni métti na ko dafa war a dem porter plainte contre l'honorable député Sonko pour que dossier boobu ñu mën ko ubbi sénégalais yi mën a xam nag dëgg-dëgg lan moo xew ci dossier boobu parce que waxu 94 milliards du ñaari téeméer du ñetti téeméer xaalis bu bëri la xaalisu askan bi est-ce que am na wala amul fan la jaar kan moo ko def sénégalais yi foofu la ñu xaaree justice bi ñoom waxatuñu waxu assemblée nationale fi ñu xaar mooy justice bi na leen leeral te bu boobaa képp koo xam ne tey wax nga ci lu dul dëgg boobu sénégalais niñ ci xam képp kuñ ci tooñ tamit ndi sénégalais yi ñu xam Sonko nee na moom am na ay preuve na ko indi sénégalais yi gis ko Mamour Diallo nee na am na ay preuve na indi sénégalais yi gis ko après dinañ xam kan moo def lan di kaddu Cheikh Oumar Sy ne woon député ci assemblée nationale doonoon kenn ci gan Binta Diallo ci seen émission Rewmi Ménage ji ci dimanche ji émission bi ngeen mën ko dégluwaat ci kanam tuuti bu 3h jotee ci RFM ci wàllu assemblée nationale liggéey bi mu ci def ba léegi lu war la bu ñu sukkandikoo ci kii di Oupapet Mendy moom nag mu jiite mouvement bi di alternance générationnelle bokk ci nguur gi moom nag nee na Ousmane Sonko bu fekkee ne li muy wax ci mbir mi dëgg la na génne ay findeem ñu xam ne li muy wax dëgg la ci geneen wàll moom nee na d'accordul ci loi d'amnistie jëm nag ci satal nit ñi ni tuumal luubal àll réew mi moom nag Oupapet Mendy moo jiite kon mouvement alternative générationnelle nekk tam directeur général bu kër gi di Dakar Dem Dikk ca Ziguinchor la ko xamle ci ndaje politique Lamine Ba. amul dara li nga xam ne nag mën nañ ko yëkkati ngir tilimal deru commission d'enquête parlementaire bi nga xam ne leen tax ko jóg lu dul leeral mbirum 94 milliards yi nga xam ne nee nañu dañ ko détourné loolu di xalaatu Oupapet Mendy doon responsable apériste waaye di jiite mouvement alternative générationnel moom jàpp na ne Ousmane Sonko li ko war mooy mu génnee preuve yi nga xam ne yor na ko mu bàyyi show bi nga xam ne moom la ñu amal Ziguinchor. juróom-ñeenti fukk ak ñeent milliards yoo xam ne nit moo yeew suba teel tuumal kenn naan moo ko jël moo ko siif sàcc sunu alal bu ñu bokk ñun naan dañuy def assemblée plénière pour gën a leeral ñu nga ne yow da ngay ñëw laxatu Ziguinchor parce que Ziguinchor moo fa nga dëkk tey nañu xam ni Ziguinchor dëkku fa mais boo demee ba yow say aw laaf bëgg a làkk nga naan xaaral ma dellu fi ma fekk baax ndax samay naataango wala samay mbokk ñu uuf ma loolu dafa yóbbu trop boo waxee naka sulul noonu te du dëgg yoon day dal sa kaw bu dee da nga jiiñ dara nit te yoon seetu ko mu nekk dëgg na yoon dal ci kaw kooku noonu. jiital alternative générationnelle jot naa yëkkati ay kàddu wane ne mouvement bi nga xam ne moom la jiite dana xeex bépp loi d'amnistie bi nga xam ne bëgg nañ ko woote mu jëm ci seetal der ñi nga xam ne seen gestion taxu ko demee noonu. képp ku fi bëgg a indi loi d'amnistie ci wàllu koppar koo xam ne dañ la ko dënk ñun dañuy jóg taxaw tem ñu xeex ko ndax loolu jaadul xel mënu kaa nangu donc loolu moom buñ ci am xel ñaar. responsable apériste bi moo ngi yëkkati yooyu kàddu fi ci Ziguinchor ci ab ndaje bi nga xam ne moo ngi ko doon jagleel siiwal programme bi nga xam ne moom la fas yéene amal Ziguinchor di ab programme bi nga xam ne moo ngi ko tënk ci juróom-ñaari poñ lépp mu ëmb ko te mu tuddee ko le grand Ziguinchor Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine Ba des ba léegi ci wàllum politique ak xew-xew bi woon démb di nag ndaje diggante président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade mu amee woon ca palais de la République ci ay waxtu ñaari kilifa yi waxtaan ci nag réew mi ak seen diggante ñii di waa LD nag bokk ci nguur gi di koy rafetlu ne loolu dina indi jàmm ci réew mi lu jëm nag ci waa front de résistance bokk ci opposition bi ñoom nag tamit rafetlu lañ ko ndaxte gis nañu ne léegi dina tax ba waa PDS ak président Abdoulaye Wade dugg ci dialogue politique bi nga xam te ne ñu koy amal jamono ji ndongo ka ci Ligue démocratique ñuy rafetlu nag jubóo gi dox diggante Macky Sall ak Abdoulaye Wade porte-parole LD di Moussa Sarr gis ni kat lu nu mel dina tax ba dal gën a amaat ci géewu politique bi. boo xoolee ak yi ñu am yépp Sénégal depuis 1988 di consolidé
de démocratie Sénégal ay waxtaan la donc tey Abdoulaye Wade ak Macky Sall bu ñu toogee waxtaanee affaire réew mi pour ñun loolu lu rafet la di fa war a continuer di yaakaar ni dina jural lu am intérêt Sénégal. LD ci 2012 ak léegi nag ñuy ànd di gunge Macky Sall ci coalition Benno Bokk Yaakaar loolee tax ñu jàpp ni nag gise bi diggante Macky Sall ak Abdoulaye Wade amul lenn lu mu mën a gàkkal ci seen ànd bu yàgg bii moom Moussa Sarr ni waxtu wi tembe nag ci la ñuy liggéey moo di fexe ba dëgëral lëkkaloo bi ci biir Benno Bokk Yaakaar. te Macky Sall man dégg naa ko mu waxaat ko bamtuwaat ko yoonu bari te mu ngi ci Benno Bokk Yaakaar lu ñu ñaan rek mu fexe Benno Bokk Yaakaar gën a am taxawaay bu dëgër. maa ngi nii d'ailleurs ci benn hôtel Dakar pour def benn séminaire ak communicant Benno Bokk Yaakaar yi porte-parole yi loolu yëpp day wone ne Benno Bokk Yaakaar mu ngi continuer di dund donc pour ñun daje Abdoulaye Wade ak Macky Sall mënul indi dara gàllankoor ci coalition Benno Bokk Yaakaar donc ñëpp xam nañ ne Macky Sall ak alliés yëpp seen intérêt mooy Benno Bokk Yaakaar continuer di dox te loolu mooy intérêt Sénégal donc ñu rafet ndaje boobu mais mënul am benn impact négatif ci Benno Bokk Yaakaar mënul yàqal Benno Bokk Yaakaar dara léegi nag bu amee dinañ safee ak suñu kuréel yi waa Ligue démocratique te bu boobaa dinañ wax suñu xalaat. waa Front de résistance nationale gis ni nag jéego yi nga xamante ni Abdoulaye Wade ak Macky Sall kenn ku nekk soqi na ko jëm wuti sa morom lu nu mën a rafetlu rek lay doon tax ba kii di Mokhtar Souran bokk ci FRN ni seenuk juboo dana mën a amal njariñ lii di dialogue politique bi. wax nañ ci communiqué bi ne lu jëm ci wàllu chef opposition bi ak lu jëm ci wàllu processus électoral bi maanaam wàllu code électoral bi ak lu ñuy doxalee élection que waxtaan woowu daañ ko yeggale ci li jëm ci wàllu dialogue politique bi ak dialogue national loolu nag PDS ak li mu représente ak expérience bi mu am ci wàllu élection te jàpp naa loolu day gën a dëgëral taxawaayu opposition bi ci waxtaan woowu nga xam ne ñu ngi koy def. gannaaw joxante loxo ba ca lubbi tëkk jumaay Masaalikul Jinaan Abdoulaye Wade ak Macky Sall mel ni dañoo namonte woon lu yàgg tax ba boobaak léegi ku nekk di rafetal jëm si sa moroom. ndongo kax gise boobu nag keneen ku koy rafetlu di Abdoulaye Baldé njiitu parti bi di UCS gis na nag loolu dina indi dal ak jàmm ci réew mi Abdoulaye Baldé ci micro Lamine Ba. waaw di ko saluer bu baax parce que Abdoulaye Wade ñun ñëpp suñu papa la donc defe naa fii depuis indépendance bu mu amee ñaari famille ñoo fi diriger Sénégal mooy famille Senghor Abdou Diouf ak famille boo xam ne famille Abdoulaye Wade la te Macky Sall ci famille boobu la cosaanoo je pense que tey bu demee bu dajewaat Abdoulaye Wade loolu waroon nañ ko def bu yàgg foo xam ne bëgg na Sénégal te bëgg na stabiliser suñu réew defe naa dafa war a bég si retrouvailles yooyu ni ñaan yàlla rek mu doon ay retrouvailles yu dëggu mais aussi yoo xam ne dina jëmale Sénégal kanam parce que c'est vrai que chaque fois ñu ngi nekkoon ci xiiroo ak ngaayoo bu ñu demee bu jubaat nag vraiment jublu si jafe-jafe population si préoccupation population defe naa moom moo ñu tax a jóg moo tax aussi ñu dugg si champ politique bi te loolu aussi lañu Abdoulaye Wade jàngaloon. nekkoon Abdoulaye Baldé njiitu parti bi di UCS nag tam maire bu Ziguinchor ñoom ñaar nag Abdoulaye Wade ak Macky Sall di ko communiqué bi fësee la démb bokk nañ ci li ñu waxtaanee wàllum yorinu gaz ak pétrole ak lu réew mi moom ba sax président Abdoulaye Wade di gën a ñaax Macky Sall mu gën cee yokki jéego ngir nag ñëpp gis ci seen bopp xam na nag ñi di waa ax li ñu bokk ba léegi ñi ngi doon xeex ngir wàllu yore mu sell gaz ak pétrole bi feeñ ci réew mi kenn ci bokk ci kuréel googu gi Marius Sagna ne ñoom seen yoon nekkul ci loolu ñoom ñoo xam waaye li wetu wër mooy xeex moom ak li ñu bokk da koy wëyal moo xam Macky Sall wala keneen te nag bañu ci dara ñu déglu ko moom Guy Marius Sagna. li président Abdoulaye Wade wax ñu ngi koy respecté ñu ngi koy fullal di ko fay daal dañoo jàpp rek ne xeex bi dafa war a wëy ndaxte kat réewu Sénégal yàlla mënu ko baaxee lu am solo ci ay ressources naturelles ba pare mu wëy di bokk ci ñaar fukki réew ak juróom yi gën a ndóol ci àddina bi donc askanu Sénégal moo mun soppi mbir mi fekk taxawul temm am ful ak fayda ngir saytu win bu mucc ayib ngir moomeelu réewu Sénégal ci am-amam ba pare am-amam njëriñ askanu Sénégal fekk amul taxawaay bu mat sëkk ñi nga xam ne ñoo ngànk réew mi dinañ continuer di séddoo bukki dinañ continuer di tong-tong suñu réew foog naa ne daal ay kuréel yu mel ni aar li nu bokk ak yeneen mouvement citoyen société civile ak parti politique yi nga xam ne dañoo bëgg a génnee Sénégal ci ndóol ak ci sous-développement xeex bi war nañ ko wëyal ba keroog président Macky Sall wala ki koy remplacer di déglu li nga xam ne moom mooy bëgg-bëgg askanu Sénégal mooy génn ci ndóol génn ci jafe-jafe te loolu mu ngi jaar ci beneen xeetu saytu wi dañoo jàpp ne président Macky Sall du ay wax moo koy génnee ci séddale bukki bi njur bi sàmb dañoo jàpp ne foog askanu Sénégal société civile société politique citoyen yi taxaw temm bëre ak moom wan ko ne mënatuñu nangu
ñu am jafe-jafe ci njàng ci wér-gu-yaram fekk ne yàlla baaxee nañu lu am solo ci zircon ci pétrole ci gaz ci phosphate ak ñoom seen. mu ne woon kàddu yi Guy Marius Sagna bokk ci kuréel gi di aar li ñu bokk di kuréel gomb ay société civile ay parti politique ak ay citoyen di xeex ngir yore nu sell ci moomeelu réew mi jamono ji Abdoulaye Wade ak Macky Sall doon gisee ñeneen ñi doon gisee tam di Idrissa Seck ak Khalifa Sall kii di maire Dakar bi woon Khalifa Sall moo soloon dàllam dem seeti Idrissa Seck ngir gërëm ko ci jàppale gi mu ko jàppale bi mu nekkee ci kaso bi Cheikh Gueye di kenn ci jegeñaale maire Dakar bi woon ne nag lu jëm ci wàllum politique ak naka la ñuy taxawee ci woot yi di ñëw ndax dañuy ciy ànd ak nu ñu ciy demee loolu nag nekkagul loo xam te ne waxtaan nañ ci donte sax mi ngi leeral ne du benn calcul politique ñaari ndaje yi amandoo ci benn waxtu bi ñu déglu Cheikh Gueye. ñoom ñaar ñëpp feesal nañu seen mbégte bu yaatu mbégte boobu li ko lal mooy depuis lu weesu fukki at jàpp ñaar fukki at ñoom ñaar xamante nañu jàppante nañu daf rafetal nañu seen diggante donc jaadu woon na bi Khalifa Sall nekkee ci natt yi ak xat-xat yi ba yàlla subhaanahu wa taala jeexal natt yi moom mu dem seeti doomu ndeyam sant ko gërëm ko wan ko aussi ni yëg naa taxawaay bi ak jàppaleem. ndax ñoom ñaar waxtaan nañu ci nu ñu mën a xëy na ànde ci wote yi di ñëw. loolu nag jotuñu ci àgg li ñu wax moo di bis na ko tey nag war nañu am taxawaay boo xam ni war nañu seet li suñu kanam nag lenn rek moom moo ko sabab moom mooy taxawaayu réew mi ak jëmale réew mi kanam te taxawaayu réew mi jëmale réew mi kanam képp kuy sénégalais wala sénégalaise war na laa ñor. ndaje bi diggante Khalifa Sall ak Idrissa Seck am bés bi nga xamante ne ci la Abdoulaye Wade ak Macky Sall doon daje tam ca palais de la République ndax loolu calcul politique la wala tombé rek la. déedéet man defe naa ni parce que jàppoon nañ ko ba noppi ginnaaw si la ñu dégg ni am na beneen daje foofu biñ ko yégee aussi ñu wéyal ñun suñu daje bi ñu amaloon foofu di sant di gërëm parce que réew mi fu mu toll li suñu Abdou Aziz yal na yàlla yokk leeram te taas na ci barkeem daan wax nañu tàppee xol yi nañu def jàmm ci réew mi defe naa ni réew mi tey ji foofu la toll nañu réew mi rek soxal njariñu réew mi rek soxal loolu moo war a ñor képp kuy Sénégalais ak képp koo xam bëgg nga jàmm ak yokkute ci réew mi. mu ne woon Cheikh Gueye di kenn ci jegeñaale Khalifa Sall maire Dakar bi woon génn kaso kon boobaak léegi tey jii am na fukki fan ak juróom ñaari semaine gannaaw bi ñu ko tëjee woon mu def lu ëpp ñaari at ak genn wàll ci kaso bi ñu doon ko toppee mbirum caisse d'avance mairie bu Dakar dem ba France wax ci consul général Sénégal ba nekk ca Paris balaa yàgg nag daañu tàmbalee doxal ab carte consulaire di carte biométrique boo xam te ne day am assurance rapatriement de corps di assurance boo xam te ne nit ki da koy souscrire ngeen nag bu génnaaduna néewam ñu mën ko indi ca la muy joxe loolu nag ki ko xam ne mooy consul général ba di Amadou Diallo cib ndaje bu mu doon amal ak association sénégalais ya fa nekk leeral yeeg ndaw lañ toogal ca Paris Cheikh Seydou Sylla. carte consulaire bu bees bi biométrique la te ku ko am war nga ko renouveler fukki at yu nekk contrairement ak bi nekk en vigueur moom benn yoon lañ koy joxe beneen nouveauté bi mooy carte consulaire biométrique bi dafay ànd ak option assurance rapatriement de corps loolu dina mën a saafara problème yu bëri Amadou Diallo mooy consul général Sénégal fii ci Paris. bi ñuy def référendum ñëw naa ci bunt bi ma gis ñu def pancarte jàppale leen pour ñu jàppale suñu mbokk dafa faatu pour ñu yóbbu ko Sénégal te man fi ma nekk ni fii pratiquement musuma toog une semaine sans ma am demande d'intervention yi am na ku dem léegi ni ñuy def pour yóbbu koor yi parce que kii nii ak nii ak nii la nekk woon fii carte bi sutura la tudd sutura wax na lépp mooy ku dee aussi war na am dignité. immatriculation consulaire du forcé pour sénégalais yu nekk biti réew waaye Amadou Diallo insisté na ci utilité carte consulaire. carte consulaire dafa nekk document bu gën a am solo pour sénégalais bu nekk bitim réew ñun nag suñu mbokk yi daanaka des fois sax dañuy nëbbatu duñu xam saa xam fan consulat bi fan la nekk te loolu baaxul parce que consulat mairie la consulat préfecture la amul document administratif bi ñu mën a laaj ca Sénégal te ñun mënuñu ko def suñ ko mënul def aussi xam nañ fi ñuy jaar pour jot document donc fii kër pour Sénégal la kër bi nag pour ñu mën a ñëw di dem carte consulaire bi. ku doon jokkoo ak yéen fii ci Paris Cheikh Seydou Sylla RFM. RFM Sport. yegsi ci xibaaru tàggat yaram gannaaw bi na tegale ñaar fukki minute ak ñett xibaaru tàggat yaram dañ koy door li ci gën a fës ci wàllum football ak tournoi de l'IFOA bi ñuy amal fii ci Sénégal ca Thiès ci Stade Lat Dior final bi nag tey ci ngoon lay doon mu nar a dox diggante équipe nationale bu Sénégal bi dalal jongante yi di équipe locale bu Sénégal bi dalal jongante yi ak tamit waa Ghana ñi nga xam te ne ñoo coupe bi jamono ji match bi nag ci 18h ba 6h jotee lay doon kon foofu ci Stade Lat Dior bu Thiès ki nga xam te ne nag nekkoon na fi entraîneur équipe nationale
bu football bu Sénégal Momar Thioune di technicien si wàllu football gis ne final boobu dina nekk match bu neex match boo xam te ne kenn du may dara sa morom ñu déglu ko moom Momar Thioune. match la boo xamee ni dina jafe Sénégal Ghana bi ndaxte ñaari équipe yëpp li ñu football ci tournoi bi day loo xamee ni daf ñu wonoon ni ci départ ba léegi dañoo bokk ci ñaari équipe yi nga xam ne ñoo gën a xarañ maanaam daal ci football bi avec nag beaucoup de constance mooy lan moo di que lu match yi gën di dem rek équipe yooyu di wane ak xarañte goo xamee ni wane na ñoom ñaar ñëpp fa ñu tibbee nañ fa war a tibbee donc ñaari équipe la yoo xamee ni ci ay réew de football parce que Ghana réew football la waaye Sénégal it kenn demul mu des kon nag à partir de ce moment je pense que Sénégal match bi lu mu métti Sénégal war na mën a arrivé ndaxte Dramé ak Niang ni ñuy footballee Serigne Saliou ni mu leen di utiliser et gàcce ngalaama football la bu baax football la bu efficace football la également boo xamee ni dans la profondeur mën a téye ballon bi yóbbu ko yaakaar naa ni match bi war naa mën a métti waaye Sénégal war na ci mën a génn donte ko doon mën naa gagné sax ci benn but ci dara incha allah. mu nekkoon Momar Thioune di nekkoon fi entraîneur équipe nationale football bu Sénégal match boobu kon final bi Sénégal Ghana di final tournoi IFOA ngeen mën ko déglu en direct ci RFM final bi kon 18h lay doon. ngeen a ci ànd ak équipe bu RFM Youssouf Bodian ak Soda Thiam Tassirou Diallo ak ndaw ya nekk foofule ca Thiès démb nag ci lu soxal match 3e place bi ñu koy match de classement Guinée moo jël 3e ñoom ñoo gagné waa Cap-Vert gannaaw série de penalty ci biir match bi nag but amul woon diggante ñaari équipe yi ñu wax tamit ne doomu Guinée bi di Antonio Soares moom léegi moo nekk président zone 2 bu IFOA mu tudd doomu Sénégal bi fa ne woon di maître Augustin Senghor des ba léegi ci wàllum football ak kaddu yi maire bu Tivaouane moom nag muy fàttali njiitu réew mi la mu digge woon di yeesalaat stade bu Tivaouane moom Mamadou Diagne Sy Mbengue di sàkku nag ci nguur gi mu daal di defaraat stade ba fa nekk ñu déglu ko ci micro Cheikh Anta Diop. waaye nag bala may kontaan bëgg muy le stade municipal de Tivaouane la wax dëgg yàlla ñu defar ko ba mu méngoo ak Tivaouane monsieur le ministre Matar Ba ñëw na fi ci benn meeting bu suñu frère Matar yu organisé woon mu ne ñu président de la république jox na ko ndigal ni ko stade Tivaouane na ko defar ñun nag ñu ngi ciy am yaakaar bu baax a baax dinañ ko topp ndaxte tant que loolu amul dañuy yaakaar ni li nga xam moom lañ warloo ak suñu jeunesse des na mais am nañ yaakaar ni loolu président bu xësee ba wax rek mbir moom incha allah dinañ ko jëfee ñun li ci doon suñu taxawaay pour ñu topp ko ba loolu am incha allah dinañ ko def. mu ne woon Mamadou Diagne Sy Mbengue di maire bu Tivaouane nekk tam directeur général bu SNHLM wax ci wàllum football waaye ca tugal ak éliminatoire Euro 2020 6e ak 7e journée bi ñu koy amal naka démb ci samedi ji Danemark moo gagné Suisse benn bal ci dara Italie door Grèce ñaari bal ci dara Norvège ak Espagne match nul ku nekk dugal moromam benn but Suède moom dafa fekki Malte daal di koy gagné ñeenti bal ci dara wax ci footballu tefes di beach soccer ak Jeux mondiaux de la plage naka tey ji nag la suñuy gaynde yi di amal seen ñaareelu jongante Sénégal di daje ak Iran ñu fàttali ne barki dem ci seen match bu njëkk Sénégal dafa dooroon ñi di waa Paraguay. daaneel ak wàllu handball dik nag mooy champion du Sénégal ci wàllu jigéen ñi ñii di waa Duc yi gagné démb ci final bi yeneen étudiante di waa UGB bu Ndar ñu gagné leen 27-20 ñaar fukki poñ ak juróom-ñaar ci ñaar fukki poñ ci góor ñi nag Duc dafa ñàkk ndaxte ci góor ñi Duc nag dafa ñàkk ci kanamu Asfa moo gagné 26-25 ñaar fukki poñ ak juróom-benn ci ñaar fukki poñ ak juróom kon benn poñ la ko rawee match yi amee woon démb ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye mu nekkoon xibaar yi fruits ci wàllu tàggat yaram naka noonu tam xibaar yi fruits woon ñu wareen ko jottali ñu dafa pàttali ci li ci gën a fas. El Hadj Ndiogou Diène. Touba tàmbalee dalal mbooloo ngir màggal gi am alxamis Idriss Seck njiitu parti Rewmi ñu ko fay xaar tey jii ci kanam tuuti rek la ñu dikk ak yéen ci journal du Magal mbirum immeuble bi daanu dem ba ca Touba sous-préfet bu Ndam di naqarlu ni maire yi ak waa urbanisme di joxe autorisation de construire yi may nit ñi ñu tabax coow laa ngi wéy ci mbirum 94 milliards yi Ousmane Sonko di jiñ Mamour Diallo ne da koo lubal njiitu commission bi ñu ci taxawaloon ci assemblée nationale di sàkkum ab proposition de loi ngir forcer nit ñuy wuy ji
commission bi wala yoon teg leen ni daan Cheikh Seck doonoon tey ganuk grand jury gannaaw gisee diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall démb ay waay politique yi fare ci nguur gi ak kujje gi di koy rafetlu rawatina waa front de résistance ñoom ñu gis ne sax loolu dina tax ba nag jàmm ak dal am waaye tamit waa PDS dellu ci waxtaan wi teewul waa aax li ñu bokk ñoom taxaw temb ngir wëyal seen xeex jëm ci leeraange ci moomeelu réew mi ñeneen ñu gis tam démb di Khalifa Sall ak Idrissa Seck maire Dakar bi woon gërëm njiitu parti bi di réew mi ci taxawaayam gi mu taxawoon bi mu nekkee woon ci xat-xat moom Khalifa Sall tàggat yaram football Sénégal di jéem a foqati coupe UFOA ci loxoy waa Ghana ñaari équipe di daje ci final du tournoi bi tey ji ci ngoon lay doon bu 6h jotee ci stade Lat Dior bu Thiès mu nekkoon xibaar diggu bëccëg gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène ci micro bi Abdou Thiam ci machine bi léegi